waaw salaamaaleykum Omar maa ngi lay fay di nuyu mbokki internetu référence actu ñi ñuy seetaan partout dans le monde Sénégal diaspora bi maa ngi nuyu képp koo xamante ni boo xëy rek yaa ngi xool balaa dara xew référence actu ngay njëkk xool te loolu bokk naa ci ñi ci nga xamante ni dañ koy def su ma yeewoo balaa may def dara d'abord il faut que ma jot référence actu seen information. Première question gis nañu barki démb nga génnee benn single bu tudd First Lady da si rendre hommage sa soxna est-ce que mën nga delluwaat ci moment yooyu. waaw c'est vrai que fan yii ñu ngi génne benn single bu tudd First Lady donc ma ci rendre hommage suma soxna di ci rendre hommage aussi soxna yi nekk si àdduna bi yëpp vraiment que ni sa soxna moom boo ko amee ngeen yàgg ànd bi aussi sincère ngeen dund lu metti dund lu neex. tey mu neex tey mu naqari parce que loolu mooy ànd donc à chaque fois rek doole ji mooy gëmante bi donc vraiment te jigéen yàlla leen teral yàlla leen suturaal damay dégg mag ñi naan jigéen ku ko teral yàlla teral la ku ko suturaal yàlla suturaal la ku ko sagal wormaal ko aussi yàlla wormaal la sagal la donc looloo waral mu bind benn morceau nag mu tombanteeg anniversaire soxna si ma ne ko tey moom cadeau bi mooy damay dugg studio rek woyal la moo tax booy waaye nag problème laa ci am parce que fi ne nii sama xarit yëpp a ngi may wonaan ma booy andi nga problème yu métti suñu kër yi ndax ñii seen jabar yi ñu ngi leen naan bu ngeen di wàcc balaa ngeen di dugg ci kër gi bu ngeen woyul bu ngeen fanaan ci néeg bi kon gars yi dee leen woyal jabar yi soxna yi dee leen di woyal léegi-léegi su ngeen mënta woy ndax xam naa ni woy xaw na métti ngeen fecc su ngeen mënta fecc mais ngeen taas ko soxna yi dañoo soxla loolu et puis moment wu Covid bii nag la baaxee parce que stress bi dafa bari donc gis nga message baa ngi noonu yéen a moom voilà. moment Covid bi nga wax ñu delluwaat gis nañ ni yow gannaaw Covid am na mais dafa mel ni changé wul dara parce que chaque fois ñuy gis say concert virtuel et cetera lu waral tey présence boobu noonu pas du fa am ko wala da nga teeloon xam ni foofu la mbir yi nekk. waaw c'est vrai que Covid bi am na ñu ngi koy méttitlu te que interview bu ñuy def rek moom mooy thème d'actualité bi nga xamante ni ci lañ war a focus lu bari donc di remercier la presse di remercier aussi tout le gouvernement sénégalais donc gouvernement bi njiitu réew mi tu vois donc gouvernement bi médecins yi ñun ñëpp taxaw nañ ci presse bi aussi artistes yi ñëpp vraiment taxaw nañ ci communication bi donc ñuy gën a sensibiliser sénégalais yi parce que feebar bi dafa réel donc mbas mi dafa am et que mi ngi def ay ravages mi ngi propagé donc nañu gën a nag farlu fagaru di respecter les gestes barrières di takk suñuy masque di raxas suñu ay loxo vraiment sàmmonteeg conseils yi nga xamante ni tey OMS mi ñu koy jox effectivement c'est vrai que yàq na liggéey yu bari ci àdduna bi donc ñun aussi suñu liggéey ni mu waroon demeewul noonu parce que événement yu bari yu ñu programmé woon annulé nañ ko mais dañuy gëm ni yàlla moo ko dogalee noonu mais teewul aussi ñu ngi doon utiliser suñu plan B donc ñun on avait vraiment anticipé xamuñu woon ne sax mbas mi day ñëw mais lu yàlla dogaloon la rek et que loolu aussi liggéey la parce que liggéey boo ci nekkee muy sa métier di sa profession chaque fois da ngay fexe di innover chaque fois da ngay fexe di inspirer wu pour créer loo xam ne à l'avenir mën na la jural lu baax loolu moo waraloon ba ci même Dakar Arena bi ñu waroon organiser le 4 avril bi te annulé ko ndax mbas mi donc dañ ko waroon def en live streaming donc pour Sénégalais xool ko ci live streaming bi parce que actuellement adduna bi foofu la jëm donc bi loolu weesoo aussi ba amatul yàlla dogal na ak ci structure yu bokk tey lu mel ni Universal ñuy liggéey ak ñoom lu mel ni New African Production ñuy liggéey ak ñoom donc ak Union africaine loolu moom moo ñu permettre que mën naa ne chemin wuñu ci Covid bi donc ñu ngi amal ay concerts virtuels di def génne aussi ay live donc gis nga ni que ci biir confinement bi ak stress bi sénégalais yi ni ñu stressé woon vraiment toog seen kër yi affaire bi xawoon leen traumatisé on s'est dit que ni mais na leen def studio enregistré benn live may ko sénégalais yi donc live boobu aussi
gars yi ñu ngi koy consommer donc génne nañ aussi ay single ci Covid bi pour sensibiliser doomu aadama yi donc Union africaine aussi ren seen communication ci Covid bi lañ ko concentré donc man maa def single bi nga xamante ni moom la ñuy communiquer pour Afrique toute l'Afrique et que war nañ ko woy en anglais en espagnol en portugais donc en français aussi ak en wolof bi ma ko woy donc pour mu tas ci àdduna bi et que loolu dina génn fan yi donc yooyu yëpp ñu ngi koy def ak concert streaming bi nga xam ne war nañ ko def le 27. voilà bii di ñëw ci 27 boobu laay taxaw parce que gis nañ ni vous êtes le seul africain noir bi ciy participer est-ce que mën nga delluwaat ci concert boobu noonu. waaw concert boobu mi ngi tudd Dream Stage may profité sax ci occasion bi di woo suma mbokk sénégalais yi di woo suma mbokk africain yi wax dëgg yàlla ñu support ñu mën a jënd code yi dugg ci site bi bu ngeen defee dreamstage.live rek di ngeen gis lien bi ngeen dugal seen email mën a dugg ci site bi pour mën a jënd seen code pour mën a seetal Pape Diouf le 27 parce que tey drapeau Sénégal laa fa demee drapeau Afrique laa fa demee yàlla dogal na je suis le seul africain boo xam ne bokk naa ci loolu donc vraiment ñuy tàllal loxo nag sunu mbokk yëpp donc di ci ànd ak New African Production sunu mag Birane Sarr donc ñu ko ci jaajëfal bu baax ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni tey def na ko muy le PDG de New African Production donc ak waa Dream Stage donc di leen wax ni daal bés boobu Sénégal seen bés la di ngeen am chance seetaan Pape Diouf 2 heures et quelques de concert yoo xam ne live lay doon virtuel en streaming ci Dream Stage. si loolu la ñu desaat si gis nañ Covid 19 bi artistes bëri génn nañ def ay social mais yow am nañu jot a wax ni Pape Diouf bàyyi benn yoon orchestre wala ñi ko yaakaar mais lu leen jaaxal mooy Pape Diouf doo ko gis si médias yi muy wax et cetera man du ma delluwaat ci loolu parce que wax nga ko ba mu leer yow nitu li nga mel bokk ak ñeneen ñi mais tey particularité boobu nga nekk artiste war a am fugg war a am benn people bi et cetera mais nga wàccee sa bopp tey jii ba nga xam ne tax différence entre le social ak l'artiste lu waral loolu. waaw xam nga le social c'est autre chose donc l'image de l'artiste aussi beneen domaine la donc man musique mooy sama métier donc suma talent maa ngi koy wone ci sumay woy suma talent maa ngi koy wone ci sama image donc amaana nag social bi may def lu war la parce que man laataa may dugg ci musique dama xam naa li social et que tey dañ ma daan dimbali te ñi ma daan dimbali dañ ko doon def te yàlla tax kon man it su ma yàlla defalee sutura ba mu leer ma ni peut-être am na tuuti lu ma yàlla may wërsëg woowu man kese moomu ma ko man ak doomu aadama yee ko bokk te yàlla moo ne sama jaam bi foo wàccee sa bopp rek ma yëkkati la donc et que aussi ku sañoon rek doo tàllal loxo di ñaan ndax ñëpp mënuñu laaj waaye nag je pense que ni bu la yàlla mayee tuuti xéwal pour nga partager ko ak say mbokk wala ak say xarit ak ku ci xaj bon nit ku nekk aussi ak sa comportement ndax du ma blâmer kenn du ma ci critiquer kenn mais man personnellement li ma sama waajur jàngal mooy li ngay defal doomu aadama ci sa loxo ndejoor bu ko sa loxo càmmoñ yéegee rek maanaam yiw boobu ci doon bëgg amatu ca et que nag je pense que ni tey lu waay am na ku la ëppale fuuf te kenn xamu ko lu waay mën am na ku la ëppale fuuf te kenn xamu ko donc mais li am solo ba am solo mooy yàlla nañu yàlla defal sutura ba kenn parce que ku sañoon doo soxla ci kenn mu lay dimbali yàlla nañu yàlla defal sutura te sutura moo dara ñaan ndax nit boo amee sutura loo bëgg a def rek di nga ko def di nga ko def waaw donc voilà. waaw xam nga d'abord balaa dara xew yàlla la ndax yàlla lu am rek yàlla sunu borom la donc beneen bi ci topp aussi liggéey sama secret man am na benn secret bu dul liggéey mon seul secret c'est le travail donc liggéey nag boo ci nekkee dañ siy nekk rek lu ñëw nga xam ne lii la la yàlla booleel nga daje ak moom beneen bi ci topp lu ma def rek man fàtte naa ko
maa ngi dëgmal di nekk suma kanam mais bi may tëjee nag mën naa ne peut-être secret bi gën a rëy mooy sénégalais yi respect bi ñu am si man niñ ma rusee niñ ma fonkee niñ ma yéenee pour ma avancer niñ may ñaanal pour ma réussir donc loolu c'est réciproque kon chaque jour damay jot ay messages yu dul jeex ay ñaan chaque jour damay jot ay messages yu dul jeex ay messages d'encouragement et que àdduna boo ci nekkee li sëñ Fallou daan wax tepp gën lu rëy donc lépp nag sénégalais yi la quoi ñoom ñoo ma porté ñoo ma soutenir ñoo ma jàppale ba tax tey du ma talal nelaw ba yàndoo du ma talal lekk bu suur à chaque fois rek maa ngi góorgóorlu di ñafe ngir vraiment sama liggéey gën a jëm ca kanam sénégalais yi heure bu ma leen joxee produit vraiment ñu ne ma Pape vraiment big respect et que loolu aussi maa ngi koy sant yàlla bu baax. noo gisee jeune talent yi. jeune talent yi macha allah franchement rien à dire booy ñu ngi góorgóorlu avec leurs moyens te ku ne xam ne ni adduna bi dafa metti fi mu nekk nii li xew tey bokkul woon ak démb ndax démb la musique n'était pas saturée mais aujourd'hui il y a beaucoup de musiciens il y a beaucoup d'artistes et que challenge la mais booy yi ñu ngi ñafe ñu ngi góorgóorlu et que nangu nañu liggéey te loolu mooy àdduna boo ci nekkee rek nangu liggéey boo nangu liggéey def liggéey jël liggéey def ko sa am loolu rek moo la ci mën a génn gëm nañu musique bi am nañu talent te ñu ngi liggéey wax dëgg yàlla maa ngi leen di ñaanal di leen encourager ba wax dëgg yàlla fi ñu xalaat seen carrière suñu borom yokk ko ba mu kawe seen jot. Dakar Arena bi ñu bëri ñu ngi naan c'était osé parce que jam ñaar ñu bëri maîtriser bu ñu ko accès bi c'est pas facile est-ce que tey bu Covid mbas bi génnee si adduna bi sañ nga delluwaat ak Dakar Arena. mais bien sûr parce que Dakar Arena ci Sénégal la bokk tey boo nee Pape Diouf ne Sénégal nag benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar fans yi nekk Dakar noonu la fans yi nekkee Sibi noonu la fans yi nekkee Lac Rose noonu la fans yi nekkee Rufisque noonu la fans yi nekkee Bargny noonu la fans yi nekkee Mbour Kaolack Saint-Louis Tamba ainsi de suite donc tey ñun bi ñuy def Dakar Arena c'est pour élargir bépp foo xamante ni fans Pape Diouf nekk na fa muy ci réew mi nga mën a am facilité ñëw ndax tey boo xoolee Dakar Arena ak Europe France Sénégal moo gën a sori Amérique Sénégal moo gën a sori Allemagne Sénégal moo gën a sori mais Dakar Arena bi amoon na ñoo xamante ni fans yoo xam ne jóge woon nañ fi parce que ñun grand bégué réalité la grand bégué rencontre la grand bégué maanaam sénégalais la du rek sax ay fans Pape Diouf mais c'est une fête pour les Sénégalais et que réew mënul dem sans culture ñun concept boobu moo tax ñu ne grand bégué du problème de challenge wala problème de compétition wala beneen affaire fête rek lañ ko def moo taxoon sax d'ailleurs ren daa bii passé ñu ne nañ ko def le 4 avril muy suñu fête indépendance jour bi ñu moomee suñu bopp donc fan su ku ne dañ ci xaj ndax c'est une fête donc loolu moo waraloon ñu ne nañ ko jël yóbbu ko Diamniadio et que ñu gis que ni Diamniadio c'est une ville neuve ville bu bees la donc président Macky Sall da ko jël teg ko am inspiration bu am solo donc lu bari nekk fa te Sénégal yi découvrir wuñ ko donc ma ne nag kon gars yi na leen dem dans Dakar Arena parce que tey stade bu mel ni Dakar Arena mais boo demee Bercy da nga koy rêver mais boo ci duggee ba génn mais nga dugg Dakar Arena au contraire Dakar Arena sax moo gën a récent tey Bercy donc li ñuy demee di dagg bi avion di uti visa jël hôtel dem argent de poche mais tey bu ñu demee Dakar Arena am nañu loolu et que ci même concept boobu ñu ngi ci te ñu ngi ciy liggéey incha allah rabi bu ñu yàlla def lay sutura ba mbas mi jeex xam naa ne nag 2020 moom c'est mort mais bu ñu waree reprogrammer beneen date bi dinañ ko wax sénégalais yi ñun ñëpp ñu songandoo ko mu nekk une fête vraiment inoubliable. référence actu. waaw maa ngi nuyu waa référence actu yëpp di nuyu suma mag suma xarit Mame Goor Diazaka di koo xam ne suma mag la sama xarit la et que mooy li ma ko wax tout le temps dama ko naan grand li tax ma fonk la mooy da nga nangu liggéey ba ma la xamee ngay ànd ak Bamba ji Fall ba bis ni ki tey ci liggéey rek laa la gis beneen bi ci toppit sama papa bi may jur bëggoon ko trop moom musul am fans ci musique mais Mame Goor moo nekkoon fansam
ba pare nag daan ko woo téléphone daan waxtaan ak moom naan ko Mame Goor dénk naa la xale yi donc suma mag la suma xarit la mu nit bu baax maa ngi koy ñaanal di ñaanal doomam Talla Diazaka sama doom du def dara te woowuma wala mu yónnee ma ko ne ma papa déglu nga wax ma sa conseil Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg jërë ngeen jëf